بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهداة الميامين بوك panel des anciens de Darou Khan Kipukoko Kipuray Almenkou Henri Brizard 1 Henri Brizard 2 ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaare ci ni mu gën a rafete ci ni mu gën a tedde di jël ziyaar yooyu yëpp ak nuyoo yi di ko jox di ko teg ci loxo sunu kilifa di sunu nijaay Serigne Sylla di ko ñaanal di ko teg aussi ci loxo El Hadji Ibrahima Diaw mu jël ko moom it ak ki nga xam ne mooy sunu nijaay sunu tante sunu xarit Ajaratu Fatou Gaye ñoom ñëpp ak le coordonnateur di sunu mag di sunu xarit Ndiass Biram Sy ñu teg ko ci maanaam loxo ki nga xamante ne ni moo loxo ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi yëpp di sunu ay wayjur sunuy tante sunuy nijaay sunuy mag di am mbégte lool di dellusiwaat ci yéen gannaaw bi nga xam ne amoon nañu ndog lu gàtt te ay itte jamono bi rek taxoon di am mbégte lool aussi tey di ñëw di waxtaan ci li nga xamante ne ni moom mooy sunu kii bu tey muy première partie muy la manière de gérer les jours du mois lunaire hégirien et les jours de la semaine selon l'islam mooy maanaam li nga xam ne teggin yi nga xam ne noonu la ñuy jëfandikoo bés yi nga xamante ne ni mooy bés yi nekk ci calendrier wu jullit ni nga xamante ne ni noonu la ko islam jàngale mu nekk yoo xamante ne yu am solo la ci wàllu nekkin muy aadaabu taamuli ma ayaami shahri al hijri wa ayaami al usbu fi l islam ay al ayaamu al usbu fi l islam donc mu nekk yoo xam ne yu am solo la yu ñu war a jàngat donc gannaaw bi nga xamante ne ni nuyu nañ ñëpp mais aussi li beral nuyu sunu nijaay El Hadji Modior Fall ci taxawaayam kàddoom mi rafet xam-xam bu leer bi ak générosité bi mu ci àndal nuyu aussi Cheikh Ahmed Tidiane Sarr di Sarr Maana ci mbaaxam ci yaatoom xam-xam bu yaatu bi disponibilité am tey dañu bëggoon dugg rek ci point boobu waaye bëggoon nañu rek li nga xam ne actualité moo ko laaj ñu wax tuuti ci déclaration yu Moustapha Diakhaté yi buñ fa jógee dinañu wax aussi ci weer wi ñu nekk muy maamu koor njëriñam ñu doog a ñëw ci première partie bi nga xam ne tey moom la ñuy wax ci la manière de gérer les jours du mois hégirien lunaire li jiitu rek mooy ñi ngi naqarlu bu baax di am métit ci li nga xamante ne ni mooy kàddu yi Moustapha Diakhaté rotal mu nekk yoo xam ne yu déplacé yoo xam ne dafa laaj ay daan ci l'islam dafa laaj mu nekk loo xamante ne ni ay mesures yu jël ci moom yoo xamante ne ni day tax ñi nga xam ne ñoom ñoo yabaate yàpp l'islam yàpp doomu l'islam yàpp yonent bi alquran ñu mën a dellu ginnaaw ci lii nga xamante ne ni moom lañ yàgg def parce que depuis 1400 ans muy juróom maanaam junni at ak ñeenti téeméer toujours am na ñoo xamante ne ni dañu taxaw tembe pour gàkkal l'islam yàq deru l'islam tilimal l'islam fekk ay doomi jullit la ñuy doon wala sax tudde seen bopp jullit
pour bañ loolu nag moo tax l'islam ñëw indi ay mesures yu mel noonu yoo xam ne képp koo xam ne def na ko ñu mën a dal sa kaw. l'islam nag mu am benn système juridique mais également judiciaire ci wàllu atte ci wàllu waaye aussi ay daan képp koo xamante ne ni def na mbir muy lu baax wala leneen wala loo xam ne surtout sax dafa safaanoo ak lu baax li nga xam ne moo la ci mën a fekk. l'islam aussi mu def loo xamante ne ni ci daan yooyu muy mu séddale lu mot ñeent ba juróom li nga xamante ni mooy catégorie wu li nga xamante ne ni mooy ñi ñuy daan bu fekkente ne ni attaqué nañu l'islam. bi ci jiitu xam ngeen athéisme mooy al ilhad yu yëpp ay façon yi yéeféer la. yéeféer moom mooy koo xam ne dafa gis dëgg ba pare muur ko nanguwul ne yàlla subhanahu wa taala am na, kooku la ñu tuddee athée. Athée, c'est-à-dire c'est celui qui ne croit pas en Dieu, koo xam ne gëmul borom bi subhanahu wa taala. donc kooku aussi bu attaqué l'islam dafa am daanam. waaye aussi képp koo xamante ne ni apostat la, apostat mooy koo xam ne dafa duggoon ci diine mu jékki-jékki génn diineem, c'est celui qui a renié sa foi, moo nga xam ne nekkoon na jullit mu jékki-jékki génn ci diine l'islam. dafa mel ni rek la nekkoon ci groupe nga jékki-jékki nga ne bàyyi naa groupe bi, fekk yow jël nga ci secret yi, jël nga ci yëpp. yooyu bu boobaa dafay am ay daan. mu am aussi ay agnostique. agnostique bokkul ak athée, bokkul aussi ak non croyant, kooku dinaa ci ñëw. agnostique mooy koo xamante ne ni mi ngi ci diine bi daal, waaye daal moom am na ci yoo xamante ne def ci am ay sikki sàkk. mooy celui qui est sceptique en matière de religion. mu am ku ñuy tuddee non croyant, parce que dafa am mécréant. comme mécréant mooy koo xamante ne ni moom affaire foi mooy maanaam gëm yàlla moom bokk ci benn. donc celui qui n'appartient pas à la foi. donc loolu nag mu nekk loo xamante ne ni yooyu yëpp l'islam daf ko indi pour bañ rek mu am gaañante ci biir, kenn ku nekk li nga gëm ko wala lakum fii diinikum wala diini, ñu nekk ci seen diine ñu nekk ci sunu diine. loolu moom moo indi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci symbole l'islam moom yàlla alquran ak li nga xamante ne ni mooy ay alquran wàcce mu nekk yoo xam ne yu sacro-saint la, yu tedd la, yoo xam ne kenn waru koo laal. moo tax boo ci laalee benn rek dafa am ay daan yoo xamante ne ni islam daf ko prévoir. moo tax ci kaawu Moustapha Jaxate tey bu fekkoon te woon fi ñu doon attewoo l'islam ne dinañ ko duma parce que dafa blasphémer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari ay way juróom te amul ci dara loo xamante ne ni lu ci taxaw la. donc noonu la ñu jëlee ay nit yoo xam ne dañ leen di waxal, temps yi amul télévision, amul rajo, moyen de communication bu amoon mooy utiliser les poètes, les écrivains, wax loo leen ñu wax, tëgg ay hadith, tëgg ay wax ak ay récits ci yoo xamante ne ni dara amu ci. loolu nag moo yóbbu ngeen gis tey ñooñu nga xam ne ñoom ñoo tegu ci pouvoir bi pendant 83 ans rey waa kër yonent bi, rey Fatimatu Zahra. Fatima Zahra du ay chrétien ñoo ñëw rey ko, wala ay juif, wala ay animiste, ay propre, ay ñun la tudde seen bopp diine, ñoom ñoo ñëw rey ko. rey imam Hassan, rey imam Hussein, rey Ali ci lu jiitu ba di ko wàcce. bu ngeen demee ci nattoolu Kerkeraan bu Cheikh Moussa Ka mu ngi koy énumérer li may wax nii métit yi ba borom risaala naan li xew wajabal imsaaku amma sajara baynahum, li xew ci diggante saaba yi nañ ci noppi, parce que wax ko dafay indi poids problème, parce que góom bu xasee ba wër rek nañu ko tëj.
mais du tee sa histoire boo ko perdre mooy amatoo mémoire. moo tax li dañuy fàttali rek pour wone li tax nit ñi tey yàpp yonent bi surtout jullit ñi waaw parce que doo gis ci juif mukk mu attaqué Moussa, doo gis mukk chrétien ñu ngi dëkk ak ñoom fii ci Sénégal ñu attaqué Jésus, du ngeen ko gis mukk, wala ñu attaqué Marie waaw te rajo yaa ngi fi télévision, mais benn jullit mënuma wax ne wax nañu loolu. benn jaamukatu xërëm du mu dem mukk ci pangoolam wala leneen naan wala sama pangool bi dafa def nii wala nii di ko ñàkkal fayda, waaye ci yonent bi rek ngay wax rek ñu ne nit la woona comme kii mu wax ak sax ak yenn saaba yi ñu ne noonu saaba bii moom ma sa am dëgg ci kaw yonent bi, kon ce qui veut dire que yonent bi dafay ànd ak fen, al iyaazu billah, dañ ko wax mu leer. non yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënul ànd ak fen, waaw mënul ànd ak fen parce que moom mooy dëgg. donc loolu moom moo tax il est normal que ñu remettre les pendules à l'heure, jullit yi xam seen bopp, xam seen histoire, parce que boo ko xamul du dem. léegi nag ñooñu régime yooyu ñoo jël dugal nga xam ne c'était des ennemis du prophète, ñëw nañu gagné prophète bi, maanaam nangu pouvoir bi ci saaba yi, mooy les omeyyades, ñëw diriger nu mu leen neexee, ñoo dugal xadis yu leen neex. mu am ñaari xadis yoo xamante ne ni ci la ñuy sukkandikoo, yëpp ci muslim la, muy premier xadis bi di 976, beneen bi di 293. 976 bi muy premier xadis bi dafa wax ne yonent bi yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa demandé boroomam mu dem ziyaare ji yaayam ci Abwa. démb sax gis ngeen posté naa ko ci biir groupe bi pour ñu gis maanaam li tax noonu yooyu nga xamante ne ni tey ñi leen remplacer c'est les wahhabites, ni ñu bañee ñu construire maanaam li nga xam ne moom mooy bërëb bi nga xam ne moom la Amina dëkk nekk tey. donc yooyu bi ñu ñëwee yonent bi ñu waxee lool ci xadis bi, yonent bi yàlla ne na ko may naa la nga dem, mu ne d'accord, mu dem. bi mu demee mu jooy foofu jooyu metti ba ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci wetam yëpp jooyandoo ak moom. mu ne mu ñaan yàlla jéggal ay ñaari jéggal way juróom Amina, yàlla ne ko duma ko jéggal, mi ngi safara, al iyaazu billah. gis ngeen loolu ni nga xamante ne ni noonu la ñu ko posé première problématique bi. deuxième bi moom mooy aussi benn waaye dafa ñëw ci moom di ko laaj affaire u àjjana ak safara, ne ko sama papa, yow yonent bi sama papa fan la nekk? mu ne yonent bi tontu ko sèchement ne ko sa papa mi ngi safara. waa ji jooy, waa ji jaaxle. mu ne waa ji di dem, mu ne ko wool leen ma ko, mu ne ko sa papa ak sama papa ñoom ñaar ñëpp ñu ngi, muy Abdallah, ñu ngi safara. xam nga loolu muslim moom moo ko wax la, te muslim mi ngi ñëw presque ci deuxième 250 ans après le muslim juddu. donc bu leen yaakaar ne ñooñu defarkatu xadis yi muy Bukhari wala muslim dañu ñëw sosoo ak yonent bi, ils sont venus 200 et quelques années après, te jàng nañ fi pour mën a compiler xadis yi pour mën ko génne. waaye donc xam nga loolu yenuwul maanaa 250 ans après, mais am na beneen histoire bi fi nekkoon, am na ñu fi nekkoon, mais malheureusement comme xamuñu te duñu jàngal, bugguñu, dañoo tayal, dañu am paresse intellectuelle de faire des recherches pour comprendre suñu diine, donc lu ñu ci wax rek ñu dañ koy. xam ngeen mbokk yi, histoire islam dafa xaw a doy waar, boo ko nettali woon tey lu bari dina jaxasoo tey ci ngëm yi. je dis bien, je pèse mes mots, parce que am na lu bari loo xam ne xam ngeen ci jamono bi yonent bi doon dund ci la division yi commencé am entre musulmans yi, surtout bi mu génnee àdduna wala avant muy génn àdduna. li may wax ni boo demee ci téere histoire yi nga dem ci Bukhari ak Muslim yëpp da nga koy gis. bu demee ci Chia yi la même chose, ci yoo xam ne xewoon na entre saaba yi ba ñu reyante ci deret tuuru ci, ba dem gis ngeen ni ñu Fatimatu bintu Rasul Zahra dañu ko rey.
ci nga xamante ne saaba yu bay dañu reyante ci xaroobu ridda ñu ne voilà dañu bañoon a joxe azaka alors que yooyu yëpp c'est une déformation de l'histoire xëy na plateforme bi du joxe ñu dugg ci yooyu yëpp mu am nga xam ne presque y avait 13 000 morts ci saaba yi ci xeex yooyu rek nga xool ci diggante sunu yaay Aïcha muy sunu yaay di soxna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom it mu dëkk xale diggante moom encore ak imaamu Ali ñu xeex y avait beaucoup de morts des centaines de morts tu vois yëpp nekkoon ay saaba nga xool ci sa film entre imaamu Ali ak Muawiya aussi ñu xeex mu am aussi foofu ay problème foofu des milliers de morts tu vois nga xam ne ñëpp ay sahaaba la ñu woon ay boromi xam-xam yoo xam ne dañu wattu woon alquran ñoom ñëpp ci xeex yooyu la ñu def entre musulmans ñu ñëwaat ba ci Nahrawaan mooy xeexu Nahrawaan entre imam Ali encore ak xawaarij yi muy xale xawaarij parce que boo jàngee la pensée islamique wala l'histoire de la pensée islamique da nga ciy jàng loolu nga xool foofu aussi mu nekk xeex donc gis nga xeex yooyu ni muy demee nga gis aussi noonu la lay différence yi di amee ci sur le plan doctrinal muy wàllu maanaam ni ñu gisee wàllu atte yi doctrinaire ci wàllu ngëm ci wàllu philologie mooy maanaam gisin du cosmologie bi ngay amee maanaam ci adduna bi ci ngëm bi ci taarix bi ci yonent bi ci waxam ci gis-ginam léegi parce que xuloo bu amee rek ngeen gis toujours da ngeen di waroo commencé waroo ci xel ak ci xalaat donc ci noonu la demee ba mu indi li mu indi mu jur école yi nga xamante ne tey moom moo juru ci juddu ci l'islam mu nekk loo xamante ne ni lu doy waar mooy indi divergence bi parce que divergence u l'islam jullit yi commencé wul tey mu ngi commencé depuis boobu junni at ak ñeenti téeméer ak lu topp loolu rax ci mu am ay buur yu ñëw muy les omeyyades mooy umayyun yi ñëw dugg nangu maanaam pouvoir yonent bi maanaam l'islam jiite ko pendant 83 ans ñooñu ils ont eu la latitude de faire de changer de transformer lépp lu fi yonent bi bàyyi woon ñoom ñoo ko changé nekk nañ ci kaw l'islam 83 ans nga xool ci 761 wala 661 ba 750 tu vois wala plus nga xool ñooñu bi ñu ñëwee ñoom it dañu am seeni doctrine bi ñu indi parce que ñooñu mooy Banu Umayya nga xam ne dañu yàgg a xeex yonent bi ak waa kër yonent bi ñooñu bu ñu ñëwee jël le pouvoir lépp luy héritage intellectuel historique culturel bu fi yonent yàlla religieux bàyyi yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ koy effacer kooku c'est naturel pouvoir yëpp noonu lay demee waaw donc li xewoon loolu moom mooy ngay gis nii ci entre les politiques ni ñuy xeexee ab régime bu ñëw na muy changé ba nga gis sax ñenn ñi dañuy jël couleuru régime bële changé ko ak couleuru régime bi ci bu ñuy par exemple ci seen bus wala ci yenn sociétés yi wala yu demee noonu Dakar Dem Dikk da nga koy gis yooyu yëpp damay wax mu clair ñi ci wax rek dañu koy jël te xam ngeen boo gisee mu war a am des chercheurs des intellectuels des érudits des savants muy ci lu mu mënti doon muy culture muy religion dafay évoluer évolution am nag débee mën na wute ak ku ñëw fekke ko par exemple ci wàllu am na yoo xam ne amoon na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Aboubacar ñëwee wala Umar wala Ousmane wala Ali wala keneen dafa changé fekk jamono changé na yooyu nag bu borom xam-xam yi taxawul pour dindi ko loolu dafay mujj dem ba dafay sax nekk dëgg pour génération yi di ñëw parce que dañ ko fekk ci suñuy bàyyi ñu di ko def ñu nit ñi di ko def mais du am fondement te alors warul am une imitation aveugle maanaam nga topp nit rek ci gumba fii da nga koy gis fii ci Sénégal comme suñu tarixa yi et consort ni mu njëkke woon di évoluer ak tey boo ko gisee ak ñi ko sosoon dafa wutee tu vois
dafa wutee donc loolu li koy indi mooy nite dafay ñëw dugg ci biir loolu moo tax loolu islam mucc ci moo tax yàlla garantirul islam ne man maa koy kii dafa ne alquran bi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun donc sens yi waaw sens yi ñun ñoo koy wattu mooy alquran mais waxul l'islam moo koy parce que l'islam jullit yi ñoo ko war a wattul seen bopp in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum bu ngeen gëmee yàlla bu ngeen dëmbalee yàlla yàlla dina leen dimbal si dina dëgëral seen taxawaay parce que keroog bi abrahata ñëwee ne dafay toj kaaba gi lan moo tax abdul mutalib demul xeex ak moom li bayti rabbun yaxmihi mu ne ko man duma xeex ci pour borom pour kaaba gi yow abrahata jox ma samay gileem jox ma samay gàtt ma dem sama yoon mu ne ko man dama yaakaar da ngay ñëw xeex si mu ne ko non man du ma xeex parce que moomu ma néeg bi am na ku ko moom dina ko défendral boppam ndaxte moment boobu jullit amul woon li amoon moo ay xunafa mais amuñu woon mission pour se défendre wala défendre la Kaaba mais bi yonent bi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ay jullit am léegi symbole diine l'islam jullit ñi ñoo ko war a défendre in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum bés bu ngeen dimbalee yàlla dimbali leen mooy symbole mi ngeen taxaw ci yàlla am na ay malaakaam lillahi junudu samawati wal ard yàlla moom li ci kaw asamaan ak suuf armeem kenn xamul nu mu toll bu ko neexoon mu ne noo bàyyi leen malaaka yi gérer ko déedéet donc ci biir loolu noonu la demee ba nga xam ne tey li nga xam ne moom mooy waru garu jullit ñi mooy ñu taxaw défendre loolu nga xamante ne mooy diine boobu donc transformation yooyu nga xam ne day am sociétal nga xam ne daf lay ci ndax comportement nit ñi seen mentalité seen comportement dafay changer loolu moom moo indi maanaam nga gis lii nga xamante ne ni aussi ci biir l'islam transformation yooyu am parce que société humaine yëpp amul ci benn boo xamante ne ni dafay taxaw mais yëpp dafa dynamique ci seen i connaissance seen i savoir faire mooy maanaam xam-xam seen i xarala seen i tradition yi aussi muy aada yi ak cosaan yi dafay changer aussi yaa ngi dégg technique yi ñuy utiliser aussi dafay wute ci bu njëkk ba ak bu tey maanaam ci wàllu jikko aussi les mœurs aussi dafay changer mode de vie maanaam li ñuy dunde aussi dafay changer système de valeurs yi dafay changer muy ci religion muy ci religion dafay taxaw mais toujours contenu bi mën na des mais forme yi ci seen jëm bopp dañuy gën a évoluer parce que nit yàlla moo ko def mu nekk loo xam ne dafay évoluer donc ba ci li nga xamante ne ni mooy gëm-gëm yi muy gën a clair donc loolu aussi exempté wul bàyyi l'islam moo tax ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam bien sûr waxuma ku gàlloo tudd sëriñ mais boroom xam-xam nga xam ne dafay xam tafsir loolu mooy maanaam xam tafsir xam Qur'an xam tafsirul Qur'an muy exégèse du Coran commentaire du Coran xam fiqh xam hadith xam usul xam maanaam tous ces matières théologiques waaw yooyu nga xamante ne moom mooy tax ñu ne sëriñ kooku dafa war a nekk toujours koo xam ne dafay taxaw di fàggu di ay xam-xam waaye aussi di protéger xam-xam bi nga xamante ne mooy bi am te jullit ñi war cee taxaw loolu da nga koy gis dans toutes les religions ba mu des l'islam bariwatul parce que l'islam ñi ngi àttewoo toujours ci ay boromi xam-xam yoo xam ne depuis 1200 ans 1300 ans la seen fiq la ñuy àttewoo te kenn ñemewu ko def ci philosophie gis ngeen philosophie ni mu évoluer tu vois nga xool ci wàllu mathématique yi nga xam ne mathématique classique bien avant cela avant ak tey moderne c'est pas la même chose nga xool ko ci médecine nga xool ko ci yeneen mais ci diine loolu dafa nekk lu esthétique parce que nangutuñu sunu manège yi ñu yëngal ko li ñu gëm mooy yor ay kurus te pourtant baax na waaye dafa am base kurus parce que lépp ci xam-xam la tegu boo amul xam-xam mënoo def dara
te xam-xam boobu même ba ci ubbi sa buyul kër rek sa buntu néeg muy ak sa clé sa ordinateur sa oto sa leneen yooyu yëpp dafa laaj xam-xam donc loolu mu nekk loo xam ne basique boobu loolu nag du ko tuddewoo sëriñ usurper la fonction le nom mais sëriñ boo xam ne xamul dara ci fiqh xamul dara ci commentaire du Coran xamul dara ci pour gindi nit ñi pour war a mën a défendre l'islam kooku daf ko tudd woo rek waaye nekk ko day mel ni rek professeur de maths la professeur médecin la te mënoo faj xamoo lu ñuy faje ak yu demee noonu donc loolu usurpation de fonction la ko tubaab tudde te loolu daan la segam nag nit moo créé benn juridisme boo xam ne ku mel noonu ñu war la mën a daan waxantuma la yàlla subhanahu wa taala mi ngi xaar ñu catégorie yooyu bu ñu solee ay basin bu ñu soloo mu neex bu ñu ay laj koloñ soxna yi ñëw nga yor sa kurus say marakis sol sa laafa sa boniface wala yooyu rek nga ne ñu ne la sëñ bi di nga ne nii rek waaw nga tudd yaram kalla billaay wallaay allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad rek doy na léegi yaa ngi fii sunnatul islami al aziz alors que loolu warul mën a nekk tu vois warul mën a nekk dafa war a nekk loo xamante ne ni lu ñuy dund la parce que généralement du ñuy feeñ waaw du ñu feeñ li ñuy wax waaye li nga xamante ne ni moom mooy li nekk moo tax bu ngeen demee ci li ma bëgg a wax ci yéen ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dimension kenn xamu ko waaw moo tax loolu alquran moo ñu koy waxal donc moo tax yonent bi lépp lu la réer lu ñu ko waxal rek demal nga seet ci alquran nga nattable ko ak moom parce que histoire dafa am histoire analytique ak histoire événementielle histoire événementielle moom mooy yi nga xam ne ay xew-xew la yu am nga xam ne ci mën na jóge ci ay conte ay léeboon ak lippoon ay asatir ba tey muy ay légende wala ci mythe wala ci épopée wala ci narration wala ci récit loolu mooy histoire événementielle léegi nag pour bañ nga xam ne parce que histoire da ngay jël yëpp version yi dafa bari dañuy jël yëpp léegi nag pour bañ nag mu nekk loo xamante ne ni lépp la ñuy jël parce que dafay am yu ciy dëgg ak yoo xamante ne du ci dëgg ñu indi histoire analytique c'est un peu de la sociologie nga xam ne moom mooy analyser les faits bële du analyser les faits ba dafay demander rek dafay jël bu ko defee enregistré kii muy histoire analytique comme la sociologie léegi moom mooy ñëw di expliquer analyser les faits donc expliquer les faits donc maanaam li nga xam ne moom mooy jëf yi amoon loolu nag boo ko boolee analytique bi ak événementiel bi mooy jur li ñu tuddee la mémoire collective az-zakira al-jamaaiya donc loolu moom mooy former li nga xam ne mooy identité doomu aadama identité société bi identité tribu bi identité clan bi identité pays bi identité nation bi mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo moo tax l'histoire bu saa yi la ko alquran di wax rek inna naqussu alayka bil haqq nous te narrons en vérité ce qui s'est passé tu vois bil haqq gis nga toujours alquran da la koy wax parce que histoire dafa bari ay version segem histoire générale du Sénégal bi rek la ñuy bind nga xool am na ci yoo xam ne moins de 100 ans rek nga xam ne ñun suñuy maam maanaam man du ma wax ne sax diw sama maamaati maam la sama baay la wala sama maam la histoire am rek dañuy ci wute waaw dañuy ci wute ci histoire générale du Sénégal waxantuma yaa nga ñi nga xam ne dem na 1400 ans l'islam kañ la fii dugg depuis ci 9e siècle 10e siècle selon les historiens mais ci sunu forme islam bii ñu yor tey muy murid tijaan xaadir yàggul même pas 250 ans parce que ci gën a jiitu mooy Cheikh Oumar tu vois alors que bien avant cela y avait l'islam donc ce qui veut dire que ñun islam bii nga xamante ne ñu am c'est récent histoire am rek dañ ci am problème tu vois à plus forte raison que histoire bi nga xam ne générale la de l'islam moo tax lu nekk dañ ko war a jox gëddëm xam sunu diine xam histoire am waaye am na ci je dis bien am na ci yoo xam ne tey bu ñu ko waxoon tey di groupe bi tey am na ci ñoo xam ne duñu nelaw waaw ci yoo xam ne xew na ci waa kër yonent bi ñu rendi leen rey leen te ay chrétien def ko ñu tudde seen bopp ay jullit ñoo ko def
te tey ku jëloon tey ci murit gi nga ne murit nga ñëw tër koo xamante ne ni sëtu sëñ Touba wala doomu sëñ Touba wala alaaji Malik nga ne tijaan nga wala ñaseen nga bis boobu yow dinañ la tër kenn dootu la boole ci yoonu ci murit gi wala ci tijaan gi wala ci ñaseen gi parce que dinañ am fulla boobu. waaye ci islam da ngay ñëw rey waa kër yonent ba pare ñu jël la bàyyi la ci biir di la tudde jullit kooku kenn xamul lan la kenn xamul lan la kenn xamul lan la kenn xamul lan la donc loolu moo dal l'islam malheureusement ñu rey waa kër yonent bi transformer l'islam jox ko beneen couleur beneen connotation moo tax même ci dans les lycées da ngeen gis sur l'histoire sur sunnite ak yeneen yu demee noonu sur le pouvoir le droit dañ la koy jàngal à l'université le droit constitutionnel tu vois comparé yooyu yëpp dañ la koy jàngal pour que nga xam yow en tant que li xew moo tax tubaab yi ñoo ñu gën a xam suñu religion fop la plupart des musulmans tubaab yi ñoo ñu gën a xam xew moo tax tubaab yi di leen tegal ndëgg sërëx yi nga xamante ne ñoom lañ leen di tegal parce que noonu boo ko xamul mënoo koo xeex moo tax maa ngi jéggalu bu baax parce que sujet bi dafa am solo trop muy ci daf ñuy permettre wax ne donc yi ngeen gis yëpp muy histoire c'est falsifié lu ci gën a bari 80% ou bien 85% de l'histoire islamique est falsifiée waaw kooku def nañ ci ñun ay débat ci télévision yi ci rajo yi macha allah xam nañ ci bu baax dem nañ ci ba marhum Cheikh Ahmad Tidiane Sy ndeysaan ci rajo Dunia en 97 ak marhum professeur Ousmane Ousseynou Cissé moo ko doon dirigé fexe ba ñu dugg foofu am foofu émission waaye defe naa ne jarul sax dugg ci détails yi mais ku mel ni Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum bu yebalee ku mel ni comme Cissé Jinge ne ko demal nga waxal ma xale yooyu mu ñoom Mballo ak ñoom Ahmadou Ly ak Taha Sougou que ne bëgg nañ ci ñoom parce que ñi ngi dundalaat li nga xam ne doomu soxna yi moom lañ fi bàyyi woon muy débat waaw jamante ci daara yi waaw tu vois donc mu nekk loo xam ne lu am solo sëñ Moustapha Saliou aussi ñu yebal ci ki nga xam ne mooy dunia muy Benbaz Diagne rahmu yan na ko yàlla yërëm yokk ko leer fu mu nekk wax ko ne xale yi nañ leen bàyyi ñu wax du ci nangu benn pression Cheikh Ahmad Tidiane bi tey boobu mi ngi toog moom ci jëmmu boppam yan na ko yàlla gën a dëgëral moom it bi tey donc yooyu yëpp li muy wone mooy ne lu bari dañ ko falsifié ci biir l'islam tey bu ngeen dee xool boo gisee tey mënoo am diine l'islam muy diine bi gën ñun ñu koy wax yàlla gënal sunu yonent bi ci yonent yëpp sunu téere gën ci téere yëpp sunu xibla gën ci xibla yëpp ba pare ñun gënuñu na nga ko xool sur le plan comportemental moral éthique fan la musulman yi toll ñëpp a leen dominer munoo am lu baax ba pare te yow yaa gën a bon ci ñëpp yaa jër ndaaree ndadde ci lépp ci classe bi ba pare nga yuuxu di naan toujours maay premier tu vois sunu 95% yi de musulmans yi ñuy wax sax depuis quand la ba léegi mun ñu dem sax 96 benn point rek wala 95 virgule mënatuñ ko sax passé parce que kenn defatul effort pour l'islam léegi ñun dañuy vivre par l'islam mais pas pour l'islam waaw bu ñu si amee suñuy basin dégg nga maa ngi wax toujours dimension prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy sa monde yooyu monde yëpp daf ko traversé tu vois muy premier monde laahut monde jabarut monde malakut monde naasut muy sa monde la nga xamante ne du mouvement espace temps ci la ñu indee nga xam ne wax naa leen ko boo ko xoolee yonente bi c'est l'intelligence complète léegi nag ci biir intelligence complète boobu mu judd nag pour ñu xam qu'est-ce que c'est ce mouvement lan mooy maanaam dans l'espace et le temps mooy al hiss al idraki muy la faculté cognitive nga xamante ne ci ngay comprendre ci ngay xamee tu vois parce que intelligence boo ko amul amatoo benn obligation wala devoir bu la yéeg ak al hiss boo xamante ne istidraar yi mooy la faculté descriptive wala discursive maanaam ni nga xam ne sa capacité sa raisonnement maanaam ni nga xam ne noonu ngay gise mbir
nga mën ko xalaat nga analyser ko ak maanaam xadas yi moom mooy la faculté intuitive mooy intuition nga xam ne da ngay gis rek li ngay yëg yooyu nag dafa am 5 sens yoo xamante ne moom la àndal pour nga gis ñu dëgg li nga xamante ne mooy la véritable nature muy que ce soit minéralière wala végétarienne wala li nga xamante ne ni moom moo aju ci tout ce qui est eau tu vois minéral végétal animal donc loolu nag li la ciy dimbali mooy tey faculté boo gisee yàlla def ko pour nga mën a dégg li nga xam ne moom mooy dëgg yi wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni sàkkuma nit ak jinne lu dul ñu gëmma donc yooyu pour ñu gëmma moom moo waral mu ne te pour que nga gëm ko nga xam ko il faut que 5 sens yi mooy les 5 sens c'est-à-dire qui constituent la rationalité mooy ak samu mooy dégg parce que nit ki pour mu mën a xam il faut mu dégg muy tout ce qui est la faculté auditive muy dégg ak la faculté maanaam visuelle muy tout ce qui est al basar muy dooy di xool doo mën a xool la c'est-à-dire les sens wala sens même haptique waaw muy maanaam le toucher loo xam ne da nga koy mën a laal muy lams zawq muy wala loo xamante ni gustative le goûter loo xam ne da nga koy mën a ñam wala cham loo xam ne da nga koy mën a fóon muy le sens olfactif wala les facultés olfactives donc gis nga juróom yooyu moom la ñu tuddee la rationalité nga dégg le cartésianisme ci la philosophie cartésienne ci la basé wu pour wax ne yii mooy base connaissance donc connaissance yooyu bu première mooy xam sa borom waaw xam sa bopp xam sa borom donc te xam sa bopp xam sa borom ki la ko mën a acheminer loo mooy yonent bi nga xam ne te bu Moustapha Jaxate tey di saaga ay way jiram ci ñooñu ngay aw parce que yonent yëpp ci mission yonent boobu lañu aw dafay gudd dafay gàtt ñu wax ci lu bare tu vois mais am na solo trop pour wane ne kii ay way jiram mënuñu nekk nu dul ñu baax waaw ñu nekk nu dul ñu baax mënuñu nekk ñu dul ñu nekk tobb bu baax parce que suuf su baax mooy jur gàncax bu baax doom yu baax graine yu baax waaw comme ni ko alquran di waxe kii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay maam ba ci ay maam kenn musi cee sujootal xërëm gis nga Abu Lahab li muy bon di bàyyam li tax ñu alak ko c'est pas parce que dafa weddi yonent bi déedéet dafa wax dafa alak ñaan alak yonent bi loolu la ko yàlla mere mais Abu Lahab nga xam ne moom mooy bàyyi yonent bi musul jaamu xërëm tu vois comme ay baayam ak i maamam gis ngeen même li ñu wàlla tuddee xaj Qusay moom moo yore woon sa maamu yonent ñoo yore woon aj màkk bi te aj màkk dafa bokk ci li nga xamante ne mooy kennal borom bi subhanahu wa taala ay xunafa la ñu woon donc loolu yëpp nit ki nag bu ko xamul mën na wax lu ko neex waaye tey loolu mu wax yonent bi bu ko waxoon tey ci Serigne Touba wala Alaaji Malik wala Cheikh Saad Bou wala Bou Kounta Ndiassane wala li Limaamu Laay defe naa ne dinañ ko rey te dinañ ko daggate morceau par morceau duñu sax xaar naan tuub na wala tuubul donc pour xam naa ne li ci des bëreetul ma continuer rek ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuuti yonent boobu moom moo tax ñu sàkk ñëpp kooku waxoon nañ ko ci ngeen demee ci sama page wala ci YouTube bi di ngeen gis def naa ci ay émission yu bare ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci le monde pré-créaturel maanaam avant le règne minéral le règne animal le règne végétal yonent bi ni mu nekk woon ci alamul arwaax le monde pré-créaturel boo demee ci Hegel xam naa dinañ ci mës a ñëw ci explication moom it ci ay vision yoo xam ne def nañ ci ay jàngat yu bari sur ça nga xam ne yàlla dafa def yonent boobu alayhi salaam waxoon nañu ci alquran ñi nga xam ne la yàlla binde ko ci alamul arwaax mu ne innama ana hadiyatun muhdaat ana rahmatullahi alwasia
man maay yërmande yàlla mi ngeen di gis parce que ci moom la ñu sàkke asamaan ñu sàkke suuf ci la ñu sàkke yëpp parce que xam nga un artiste wala un architecte buy defar dara dafay def benn chef d'œuvre surtout l'artiste ci loolu nag lay multiplier lépp kooku nag mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci nit da ngay gis ci moom tout ce qui est chimique végétal gis ci moom li nga xamante ni minéral gis ngeen ko même ci vitamines yi même da ngay gis dañu naan dafay laaj fer dafay laaj potassium dafay laaj lii dafay laaj lii dafay laaj parce que yooyu yëpp nit moom moo constitué doomu aadama boo ko jëlee ci nature bi donc yonent bi ci alamul naasut nga xamante ne mooy c'est ce monde de la nature mais également du mouvement espace-temps yaa ngi dégg moom mooy maanaam yonent yi mooy fi ñu nekk nii mooy ce monde boobu moom mooy le monde bi nga xam ne moom la ñu nekk nii yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam mooy dernière étape maanaam d'existence parce que xam ngeen dafa am lu ñu tuddee l'existence absolue mooy boo xoolee moom la Aristote wala Platon doon toj ñëw ba ci Aristote mu gën ko toj ci néoplatonisme le grand philosophe Baruch Spinoza sur le panthéisme le néopanthéisme tu vois ne lépp existence benn la woon mais existence yëpp ci yàlla la jóge ci kenn kooku mooy l'être suprême kooku nag dafay am ñeenti maanaam monde yoo xam ne moom la créé muy le monde alamun nasut muy le monde de la nature donc du mouvement mais également espace-temps muy maanaam fii dafay am jamono am lieu ñu taxawe ak yooyu ak le monde alamul malakut muy le monde supérieur à la nature ñu baal ma ci yenn kàddu tubaab yi parce que dafay sujet yi moo koy laaj ayant forme et dimension mooy bi nga xamante ne mooy alamul malakut foofu aussi maanaam beneen monde la ci monde céleste yi muy nga xam ne monde boobu moom am na forme am na dimension am na waaye amul mouvement temps ak changement waaw gis nga ko donc foofu beneen monde troisième monde mooy alamul jabarut mooy le monde des intelligences supérieures bi nga xamante ne ni moom mooy comme Platon ni mu waxee le monde des idées tu vois le monde des idées mu am alamul laahut mooy le monde de la dureté et de l'unité nga xam ne lépp le début ak la fin moom mooy daje foofu wal awalu wal axiru wal zahiru wal batinu donc monde yooyu nag mu ñëw di wàcc ba nga xamante ne ni ci sa monde y'a le monde lawh mooy maanaam la tablette sacrée al qalam l'écritoire bi yàlla bindee al hujub mooy les paravents al suradiqat les chapiteaux yaa ngi dégg sidratul muntaha mooy garab bi nga xam ne moo nekk ci booru jannatul ma'wa ci kaw àjjana foofu ci kaw ci ak baytul ma'mur yooyu yëpp gis nga mu nekk yoo xam ne c'est le monde céleste ce monde visible nga xamante ne ni yooyu yëpp maa ngi wax toujours dimension prophète Muhammad léegi képp koo xam ne bi ñu demandé képp koo xam ne nag léegi moom mënul woor parce que ñi diabétique ñi nga xam ne dañu amee ay feebar yu chronique yi yooyu aussi dañ leen ci exempté mais ñu bari léeg-léeg dañu naan non damay woor te ki la tere woor ki la digal woor moo la tere woor donc ki la digal bu la teree nga bañ yow boo ci deewee yow da nga enfreindre une loi da nga enfreindre benn règlement donc yow yaa ko teg sa bopp bu ko neexee bu dul ci yërmande mu ne la non waxoon naa la bul def lii sa patron xoola rek mu ne la bon bul na production bi toll fii yow nga def lële fekk amoon na leneen li ñu waroon a def ci biir leneen léegi bu ci problème amee kan la ñuy wax waaw zel baaxul moo tax foofu dañu ne képp koo xamante ne ni munul woor yaa ngi dégg na def nay sabbal boo ko defee téeméeri yoon par jour mel na ni yaa ngi maanaam yoolu ku woor boobu subhaanal ilahil jalil ma wax ko subhaana ilahil jalil
subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu subhana al a'izz al akram subhana man laysa al izza wa huwa lahu ahlun comme ci audio la nekk dinañ ko mën a baamtu. donc am na ci yu bari ci ay série ay ñaan yoo xam ne mën nañ ko ci def comme yaa man yamliku hawaïja saa'ilin ay ñaan la yu bari, mais damay def yi nga xamante ne rek moo gën a pratique bu ko defee ñu mën koo noter nga xam ne mu nekk suñu wird ci weeru rajab. parce que bi jiitu mooy nañuy def astaghfirullahi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lahu wa atubu ilayhi. nee nañu ku ko def téeméer nga boo paree nga joxe ci maanaam charité muy nga sarxe ci, yàlla dina say mbir dina ko jeexalee yërmande ak njéggal. képp koo xam ne wirdu bi ma wax comme toujours mi ngi ci audio wax nga ko 400 fois maanaam 4 téeméer yoon, yàlla dalay boole ci maanaam yoolu ku mel ni yi nga xam ne dee nañ ci jaar lu ma téeméer. waaw donc loolu dafa am solo. beneen bi mooy ñuy wax laa ilaha illallah pendant ci koor ci weeru yëpp. képp koo xam ne wax na laa ilaha illallah pendant 1000 ans 1000 fois ci weer yi 1000 fois ci weer yi, xam nga kon loolu bariwul ci ñun. yaa ngi dégg banaa lahu laahu mi'ata madina fil janna, yàlla dina ko construire 1000 villages 1000 villes ci àjjana. waaw maanaam téeméeri dëkk, xam nga benn kër rek mënoo ko jeexal fi yow, mais nga am téeméeri dëkk ci biir àjjana rek nga ne laa ilaha illallah 1000 fois. beneen bi mooy ngay jéggalul sa borom comme ni ma ko waxee chaque jour nga naan astaghfirullah wa atubu ilayhi, moom rek astaghfirullah wa atubu ilayhi 70 fois suba ak ngoon. waaw suba ak ngoon astaghfirullahi wa atubu ilayhi. loolu boo ko defee yàlla dina la yëkka bu ko tawee boo paree nga ne allahumma ighfir li wa tub alayya, yàlla jéggal ma te nga maa ngi tuub nga nangu sama tuub. boo gaañoo boo ci deewee ci rajab boobu da ngay fekk yàlla jéggal na la te am na mbégte ci yow. donc je pense bien que c'est clair. ñetteel bi mooy maanaam di jàng suratu tawxid, maanaam qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad. képp ku ko jàng junni yoon wala téeméeri yoon ci weeru rajab bi, yaa ngi dégg yàlla sunu borom bi, wala ci weeru ci bisu ajjuma aussi ci weer bi muy rajab muy maamu koor, kooku am na yowmal qiyaamati maanaam dañ koy ñëw rek xëcc dugal ko aljanna. donc li may répété ñu yóbbu pour ñu jeexale rek quelques minutes yi ñu dese mooy ci bis xam naa ne duñu mën a def cours bi tey comme ni ma ko annoncé nii, mais incha allah dinañu ko def bii di ñëw parce que comme ñu ngi ci rajab dama ci bëgg a profiter rek incha allah wax njëriñ bi nga xam ne moo nekk ci weer yi ñu nekk muy weeru maamu koor. weeru maamu koor ak Shaaban ak ndey koor ak weeru koor dafa nekk weer yoo xamante ne yu am solo ci calendrier musulman. am na ci ay ahadis yu bari yu ci ñëw yoo xamante ne nii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne rajab inna rajaba shahrullahi al azim, rajab weeru yàlla moo ko moom. waaw laa yuqaaribuhu shahrun min ash-shuhur, amul weer wu ko jege maanaam ci xurma ak ngëneel. waaye aussi dañ ci doon tere ci jaahiliya, maanaam l'étape wala l'époque pré-islamique ñu ciy xeex. waaw ndaxte rajab dafa même ci jaahiliya ñi nga xam ne ñoo doon arab yi fekk duggaguñ ci lislaam dañ ko joxoon gëdd. Shaaban nag muy ndeyu koor mu ne kooku sama weer la. waaw yonent yàlla saa ne sama weer la, képp koo xam ne sopp na ma ko wooraaleel na ànd ci man woor ko.
ramadan nag mooy weeru jullit ñi donc ma récapituler rajab weeru yàlla la chaban weeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam weeru koor moom mooy weeru xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ne kenn koo xamante ne ni woor na ci rajab benn bis yàlla dina am ngërëmal yàlla bi gën a mag te yàlla dina ko musal ci maanaam meram te yàlla dina ko tëjal bunti safara yi tu vois dañuy dem rek rapidement dinañ ci ñëw ci durant le mois parce que am na solo jëlee nañ ci xadis boo xam ne mi ngi jóge ci yonent ci yàlla sallallahu alayhi wasallam mooy comme bii rek mu wax képp koo xam ne woor na ci benn fan ci rajab bi muy maami koor bi yaa ngi dégg yàlla dina ko soril safara soril at distance u at ku ci woor ñetti fan yàlla dina ko dugal àjjana warlul na ko àjjana képp koo xam ne mu ne ndaxte rajab benn déeg la boo xam ne mi ngi biir àjjana képp ku ci woor rek di nga ci naan ndaxte géej la déeg la boo xamante ne dafa weex tàll weex boo xam ne moo gën a weex soow moo gën a neex lem képp koo xamante ne ni donc woor na ci benn bis yàlla dina la nandal ci maanaam boobu nga xam ne moom mooy déeg boobu nga xam ne moo tudd rajab te nekk ci biir àjjana sopp nañu nag ku ciy def astaghfirullah wa as'aluhu tawba waaw mu ne yéen ci am sallallahu alayhi wasallam wax ne yàlla daf ci sopp ku ciy def istighfar waaw ku ci def istighfar ñu ci jéggulul borom bi subhanahu wa taala ndaxte dafa bari ay yool yoo xamante ne daf ci not parce que yàlla dafa def mu nekk weer woo xam ne weer wu màgg weer wu mu baril ay ngëneel weer bu am xurma sacralité inviolabilité ci ñi nga xamante ne ni mooy borom bi waaye aussi ci ñi nga xam ne ñooy ñi woor ndaxte dafa am teraanga bu mag boo xamante ne ni moom la leen yàlla di xaaral moo tax ci nee nañu man saama yawman min axiri hada shahr képp koo xamante ne ni lii njaal benn ba weesu na la mais nga woor ñett yi nga xamante ne mooy yu mujj yi yàlla dina la musal ci sa sukkuraat booy dee sa sukkuraat dana woyof te dina la musal ci mbooleem loo xam ne mooy duuri munkirun ak nakirun ak yi nga xam ne dañ koy def ci xabru bu nit ki deewee képp koo xamante ne ni woor na ci ñaari fan képp koo xam ne woor na ci yooyu ñaari fan loolu dalay pour sa jéggi ci siraat mooy maanaam bu ñu demee ba nga xam ne xisaab nañu bay dem ci fi nga xam ne moom mooy àjjana mu ne yàlla dina la yombalal sa siraat képp koo xam ne woor na ci ñetti fan nag yàlla dina la musal ci bis bi nga xam ne mooy bisu tiit gu mag gi mooy bisu yowmal xiyaam ak jafe-jafe yi ak safara ak yu demee noonu te dina la musal ci safara boobu. donc li may répété ci audio bi mooy li jiitu mooy nga wax laa ilaha illallah 1000 fois pendant tout le mois yaa xam noo koy séddale bu la neexee nga dóor ko benn yoon mu jeex parce que weer yi la bu la neexee compte tenu de ton temps bu la neexee aussi ak beneen bi mooy nga ne astaghfirullahi wa atubu ilayhi suba ak ngoon bu ci nekk 70 fois waaw boo paree nga ne allahumma ighfir li wa tub alayya allahumma ighfir li wa tub alayya beneen bi mooy nga jàng qul huwa allahu ahad allahu samad maanaam 1000 fois maanaam junni yoon bu ko defee loolu yàlla dana la defal li nga xamante ne ni moom mooy ngëneel yi gën a kawe waaye aussi bu fekkente ne ni sa bés bu nekk bu di fekkente ne ni mënoo dara ci yooyu yëpp waaye bés bu nekk boo mënee nga julli ñaari rakka waaye yëpp na nekk 60 rakka ci pendant tout le mois rakka yooyu dafay nekk loo xamante ne ni lu am solo yoo xam ne dañu ko digle bu baax a baax ci diine bi ci weer wi parce que weeru yool la weeru lépp la xam naa dañuy jéggulu rek fii ci
li nga xam ne jot nañu ko wax te mu waroon a nekk ci wàllu lële naka la ñuy jëflanteeg weer yi waaye dama yaakaaroon ne dinañu am temps ba mu mën ci dugg waaye sujet bi moo demee noonu ñu ngi ci jégalu di santaat ñëpp te xaar intervention yi incha allah ak question yi pour débat bi gën a enrichissant di leen ñaanal di ñaanal sunu kilifa yi ci nekk yëpp ci kaw ba ci suuf bàyyiwuñu kenn sunu nijaay yi sunu tante yi sunu mag yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen santati di leen gërëm di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan yàlla nangu yëpp bi xaqi hada ash-shahr al-mubarak shahru rajab al asam bi xaqi Muhammad wa ali Muhammad sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad